mooy dañu xaw a am ay du xaw a jaaxle ci démarche yi nga xam ne depuis lu tolloog ñetti at am na ay nit ñu koy def ndax dañ ñoo jox terrain bi ñu tàmbale di ci liggéey di wut ay moyens bariwul di taxale ba egsi fii mu egsi ñi ñu doon jàppale def na programme yi ñu ko doon jàppale muy ay communes France programme yooyu li ci ëpp dañ ko arrêté. Adjoint au maire de Paris ñëw na ba fii l'ambassade des États-Unis ñëw na ba fii di ko visiter parce que ci jamono boobu dañoo defaral benn poulailler communautaire jigéenu gox bi. alors ñu am benn pause di wut ñu jàppale ñeneen c'est ci Pape Bassirou Diop mooy maire Thiès Est bind ko lettre boobu ak léegi am na ñetti at tontuwul ci lettre boobu li ñu ko dox mooy nañu jàppale ndax mbéy sa wewu tànk ci quartier bi la dëkk maire Thiès Est la ñoo ngi biir Thiès Est ba fii may wax ak yéen tontuwul ci lettre boobu te lii ñuy dox di ko toppatoo di def point de presse di waxtaan ak nit ñi di mobiliser population yi moo ci waroon jiitu ci sama xalaat ndax boo amee njaboot mu am lu ay tolof-tolof yi mu jonkonteel nga am un pouvoir constitutionnel institutionnel war nga jóg jàppale ko sentiruñu ko gisuñu ko jàppalewuñu lettre bi ñu ko bind sax amul courtoisie bu ñu tontoo xasuma ko dama wax les faits li am loolu nag waruloon nekk position parce que buñ la folee nga nekk maire ñëpp nga fi nekkal te Cité Senghor c'est un quartier bi nga xam ne am na lu ëpp 20 000 habitants ba ñu def ko ñaari délégué de quartier waroon nañu mën a xalaat ne ah sama gars yi kat lii seen itte la naa leen jàppal parce que itte population quartier bi ne kenn ci ñun moomul maison du quartier bi kenn ci ñun waxuñ ci dara mais ñu constaté ko bon Talla Sylla tamit ñu seeti ko ndax Talla fii la màggee ci gox bi mais Talla toog naag moom mun nañu man dinaa leen jàppale keroog bi ma ko waxee ba tey gisante wuñu su ma ko wooyee du ma ko jot benn bés daal lañ tay di dëj nuyoonte mu dama feebaroon dama demoon France fa lañu yem waxul lu ci jëm waxuma lu ci jëm donc loolu moom mooy situation fii parce que un équipement de cette nature lu mel ni état bi moo ko waroon def wala ses démembrements mooy mairie yi commune yi ndax population yi dañu soxla foo xam ne xale yi dinañ fa mën a dem bu ñu amee lu ñuy def ñu def ko fa bu ñu amee lu ñuy jàng ñu jàng ko bu ñu amee manifestation ñu def ko fa bu ñu amee conférence ñu def ko fa mën espace bi sax mënoon na xajal jardin d'enfants kooku commune moo ko waroon def waaw wolof nee na ku mënul yelwaan mën a sotti sarax boo tabaxul population yi di kurti ba si fi nga jàppale leen boo leen jàppalewul sax nga leen maa ngi leen di ci financièrement nga ne maa ngi leen di encouragé mais loolu sentiruñu ko ci Thiès Est ak son maire sentiruñu ko ci la ville de Thiès et nous le regrettons fort donc ci période boobu la waa ji ñuy wax Mourtalla Seck tàmbale di wax ne terrain bi moom moo ko moom te li ci doy waar terrain boobu moom boo koy natt ak ay géomètre bëccëg nga koy def day xaar ba guddi ba timis passé mu ànd ak ay géomètre am di natt kooku lu doy waar la ndax kenn mënu bu fekkonte ne moo ko moom bés na ñëw duñ ko dóor danañ ko laaj looy bëgg a natt noonu la ko def ba ne léegi terrain bi Yelli Sow moo ko jaay 2040 mètres carrés la donc moo ëpp maison de quartier bi parce que maison de quartier bi 1320 mètres carrés la xam naa da cee dolli terrain bi nga xam ne moo taxaloog bii te ñu defoon ko pour poste de santé Yelli nee na am na kayit bi 88 titre foncier la wax jékki-jékki ñu ne mi ngi ko inscrire conservation foncière pour am ay droit réel en 1996 mooy avant ñun ñu yëgal ne ñoo ngi préparé le bail mu ne bi mu ko inscrire droit réel léegi jaay na ko en 2010
léegi mu ngi wut titre foncier ki ma jox information bi kii liggéey ci kuréel boobu la nee na kayit yaa ngi nii ci bureau responsable domaine pour mu wut titre foncier. xam nga li yéeme ci réew mi mooy da ngay gis ñoo xam ne lu leen seen fit may ñu def ko di dund ci lu faux di falsifier di ànd ak fonctionnaire yi nga xam ne li yàlla ni ñu mel yàlla doy na waar ñu leen di jox information ñuy nas di yeew ba li ñu bëgg ñu am ko mais fii li ñu leen di xamal moom mooy jël nañ décision bu ci àllande Lamine Kane moomu ko Cheikh Amala moomu ko Moussa Kandji kenn moomu ko quartier bee ko moom danañ xar sunu tànk tubéy danañ xeex jël nañ avocat moom na xeex fële ci tribunal ba ñun ñu xeex fii ci quartier bi ak ci mbedd mi waaw parce que mënuñu nangu ñu jàppe ne Cité Senghor ay ndóole fi nekk ñi fi nekk ñu cëpp jànguñu boo leen xuppee ñu reculer même perception boobu dafa ñaaw bu fekkoon sax kenn jàngu fi te yàlla xam na ne am na ay cadre de Cité Senghor mais boobu perception la ñu am Cité Senghor boo ñëwee mën nga fi ñëw def sa affaire jaar ci ay courtiers yi nga xam ne ñu doy waar lañu ñu lay dugal di la génnal ku ci nekk boo paree nga am loo ko jox ñu jàppal la nga jot kii de xanaa ñu jaar suñu bakkan lañ koy jot mais du fekkan dañu bëgg rek ñëw na dañuy toppatoo ay faux kayit yu faux duñ ko jot te kayit ñun ba jusqu'à preuve du contraire dañu jàppe ne kayit yu faux la moo tax danañ demander benn expert indépendant mën a ñëw saytu kayit yooyu yi ñu wax ne ci lañ sukkandiku ñoom bu fekkante ne ñoom ñoo am dëgg ñu xam ne ñoom ñoo dëgg mais bu fekkante c'est du faux ñu topp leen non seulement danañ considérer suñu bopp mais danañ leen topp comme des escrocs des malhonnêtes des truands donc loolu daal laa amoon pour introduire débat bi di leen gërëm yéen ñëpp wasalaam. Merci dëgg la dama ne bi nga xamee ne Mourtada boobu dugg na fi da doon téléphoné jékki-jékki di ñëw dem seeti délégué de quartier bi seeti Cheikh Amala da leen doon harcelé ñëw seen kër dañ koy toj yéen fi ngeen nekk maa ko moom man bi maa laaj numéro ba jot ko xaw ma moom la xaw ma parce que xamuloo ay courtier la ñu rek ay courtier ma woo ko ma ne ko yow lan waxuma sax turam nangu ma wax turam amoon na ñu waxoon nañ porter plainte ñu ne bu ñu porter plainte lu ñuy wax tribunal koo xam ne dafa lay téléphoné xamuloo ko xamuloo adresse am boo ko porter plainte dana am la première chose moom mooy kan la fan la dëkk kooku amuñu woon élément yooyu c'était des gens yoo xam dañuy wër ñi rek kii ma dendal mu Cheikh Amala kilifa la ku dëkk Thiès xam nga ko nga di ko traîner gendarmerie woo Moussa Kandji yaramam sax mayetu ko mais responsabilité am moo nekk délégué de quartier depuis 22 ans yaramam mayetu ko mais dafay soox yore bantam ñëw fi nga di ko harceler di ko woo di ko fitnaal ci loo xam ne taxawul parce que daal am nga bëgg-bëgg loo da nga def lu nekk pour mën a am raison te jàppe na aussi ne peut-être ay maillons faibles lañu que bu ñu parce que dañ dem mën nañoo waxtaan ñun ne ñun lu ñuy waxtaan ak yéen sequñu dara amuñu lu ñuy waxtaan ak yéen dem leen ba ñu jékki-jékki ñu woote gendarmerie ensuite procureur def assignation même huissier bu ko bind di ko indi xamuloon turu ñu ngi koy jox daf lay woo di laaj ndaa nga tudd li naka la tudd xamuloon sax seen tur kayit yi may laaj ndax am nañu kayit wala déet j'ai dit que en 97 buñ ñu joxee une attestation amul benn objection par la suite ñu ne ñu bon léegi ñun kat juum nañu li ñu waxoon dañ cee juum titre foncier bi mën leen ko am
xaw ma baay bi ñu xam ne mënuñu ko jot ñun dañu toog di xaar baay bi mi ngi ci taxi bi parce que dañ ne service yi ko war a saytu yëpp saytu nañu d'accord nañu lu desoon lu dul bindi baay bi jox ñu ko boo gisee ñu sonn ci bu ñu amuloon loolu duñ ko ñeme mais mbir mi peut-être ci côté boobu la ci côté boobu moom moo tax li gën a urgent li gën a jàmp léegi moom mooy ñu xool li nga xam ne moom la ñu wax ne kayit yi leen may ñu ñëw di ñuy harceler bay porter plainte kayit yooyu ñu xool ndax kayit yu baax la wala kayit yoo xam ne kayit yu ñu falsifié la parce que Sénégal loolu daf fi bari mën nga jël papier signé ko fekk baaxul loolu la ñu bëgg un expert boo xam ne loolu mooy liggéeyam assermenté kooku seet ko kooku tribunal moo koy désigné pour ñu xoolal ñu ko ndax lii wóor te wér mooy même bu ñu defee une promesse de bail mën nañu koo defal mën nañoo jox bail nit 88 defal ñu promesse de bail en 97 sur le même terrain c'est ça qui est impossible donc loolu moo ci nekk mais bu ñu amoon bail parce que même bail boobu monsieur Ndaw taxul nit am jàmm man toppatool naa sama nijaay benn terrain à Dakar mu yore baayam di fay depuis plus de 20 ans benn naar fi mèche pas Linda mais beneen kii bi am na beneen société de mèche buy defar mèche Dalifor ñëw fa jël fa 1000 mètres carrés tabax ko ne moom tamit dafa am bail te kay am na bail di fay finalement 10 ans ngi ni mënuñu koo régler parce que le gars c'est un gars qui a de l'argent il a de l'argent dem nañu ba ñu def rapport inspecteur un expert yóbbu ko ci greffier en chef à Dakar ñu sàcc rapport ñu obligé waat defaat beneen rapport depuis 10 ans ñoo ngi def du dilatoire te ki ñu ko seqal dafa am kayitam yëpp a mag donc Sénégal c'est dommage état de droit là mais il y a beaucoup de forfaiture il y a beaucoup de maladresse il y a beaucoup de choses yi nga xam ne elles sont à dénoncer et à combattre ci lu mel ni ci la bokk ñun bu ñu doon kayitu leer ñu ne ñu bon dañoo juumoon te su boobaa état bee juum parce que ñun indi wuñ fi suñu bopp ñoom ñoo ñëw ak seen équipe géomètre nat ne jox nañ leen lii ñoo ngi toppatoo kayit yi da ngeen ko jot voilà les faits ñu toog di xaar boo benn waay jóge fële ne man maa ko moom. lan nga xam si waa jooju ndax Thiès la dëkk finalement ak kan moo nekk si ginnaaw. moom mooy daal mooy kiy feeñ l'élément bi nga xam ne moom mooy feeñ te xam naa ne am nañu ko jàppale mooy Mourtala Seck ndax fi mu nekk mi ngi gaawantu pour wut titre foncier bëgg nañu papier yu faux yooyu mu am pour ñun ñu gaawantu ñu defal ko ci titre foncier léegi ñun li ñu mën a demander mooy que bu expert bi ñëwee dana saytu kayit yëpp yu ci faux ñu dégager ko. Mourtala Seck man xaw ma ko par contre ki fan la dëkk xam ngeen ko. non c'est des R100 la dëkk nee na R100 la dëkk mais day ñëw dem ki mu ne moo ko jaay nee na nekkatul Sénégal ñoo ngi ko wax Yelli Sow man kooku personnellement xam naa ko sunu mag la nii mais dëkkatu fi nee na kooku ko jaay en 2010. donc voilà c'est derrière nag yaa ñi koy jox information ndax li mu mujj a wax sunu nit ñi moom mooy ñun sama kayit a jiitu seen kayit yéen a ngi am 97 man maa ngi am 88 am na ñu koy déey xam nga ñoo xam ne boo ñemee dañ laa déey bon ñoo koy jox information bu laajee ñu defaral ko kayit ñu defaral ko kayit mais kooku ñun danañ ci taxaw te tamit waruñu ko warul mën a simple noonu rek ñu ne bon léegi dañ ko jël jox ko ay affairiste. combat bi li ngeen wax ne li mu leen jaral mooy la combat bi. li ñu jaral moom mooy danañ mobiliser tàmbale ni processus bi danañ mobiliser population bi bu neexee yàlla mardi prochain ñëpp danañ dem tribunal ci jugement bi te danañ continuer parce que du nekk benn acte rek. procédure yi nga xam ne moom la ñu war a jaar am nañu avocat boo xam ne mooy suñu conseil juridique danañu ko wax ñun nag li nga xam ne moom la ñu war a mën a def
moom mooy wane ne fii moom du ñu nangu ñu jëlal ñu ko aussi facilement duñ ko nangu parce que dafa jaaduwul duñ ko nangu parce que mbooloo mi fii ñi fi nekk gën fi mag ku nekk sa alal nga ci def da nga ci sonn sa njaboot sonn ci am na ñoo xam ne bu fekkoon dañuy def 1 minute de silence il y a beaucoup de nos doyens ils sont partis lu nekk daj nañ ko ci fu nekk dem nañ fa donc ñu xëy ñu ne leen moomu leen ko parce que tout simplement beneen waay moo ko moom Mbelli Sow je ne veux pas parler de lui nga xam naa ko. en principe le comité est apolitique. mais ndax équipe maire Thiès Est ak maire de la ville. da ngeen bokkul jëmuwaay si wàllu peut-être au niveau individuel ndax da nga yëngu si politique yow. bon biñ ko créé en 96 je vais vous dire en 96 boobu j'étais au parti socialiste ñi ñu gënoon sonal socialiste yi la ñooñu ñu gënoon solo et c'est paradoxal bon mais comité de quartier bi Assou Dieng mi toog mooy sama adjointe ci comité de quartier bi mooy adjointe maire mi et réew mi la bokk amuñu woon problème yooyu mosuñu ko am réellement ci bu ñu doon def suñuy activité ba campagne jege dañuy suspendre yëpp ku ci nekk dem sa langue def sa campagne bu jeexee ñu ñëw tasewaat mosuñu am difficulté mosuñu discuter politique ci comité de quartier bi donc je crois que règle boobu c'est une règle bi nga xam ne ñëpp respecté woon nañ ko bon comment il s'appelle Pape Bassirou Diop kii la bokk réew mi la bokk comme Assou Dieng bon moom yëngatuwul woon tellement ci comité de quartier bi avant muy nekk maire mais waa këram a ngi ci woon et puis des fois bu ñu soxla woon appui daa woon nañu appuyer boobu nekkagul maire Talla Sylla moom c'est autre chose parce que Talla amuñu benn problème bon Talla bon il a pris son chemin politique mais fii vraiment waxuñu fi politique ku jël kàddu gi fii mën na wax ne fii c'est apolitique kenn mënul xëcc kenn yóbbu ko fenn te par éthique moi Lamine Kane du ma manipuler ay nit à travers une organisation bi nga xam ne ñi ma ko bokkal am nañu ay appartenance politique diverses et ñi ci ëpp sax amuñu parti donc il faut respecter ces options là te nous l'avons toujours respecté. mais le fait que institution yi sentir leen à vos côtés du leen déstabiliser dara ci combat. non du ñu déstabiliser je crois que Assou pourra être notre interprète auprès de Pape Bassirou woon ko ne ñun am nañu quand même lu ñu jaaxal ci mbir mi ndax combat bi moom ci ñu ko porté la waroon bokk ndax dafa yore kilifa la institution la yore lii ñuy wax ci goxam la ci commune am la dafa bari casquette yu moo xam ne da ko waroon a pousser mu intervenir te defu ko mais ñoo ngi koy demander Assou Dieng mu nekk suñu interprète waxal ñu ko ne ko daal ñun jaaxle nañu bu doon suñu sago mu ñëw suñu wet jàppal nañu ci li nga xam ne mooy suñu combat. ndax dem ngeen expliquer ko problème bi yëpp moom monsieur le maire. dañ ko yónnee correspondance man rencontré wu ma ko pour ça la seule fois où je l'ai rencontré c'était en 2009 bi ñu defee fii commune d'arrondissement alors mu ne dafa bëggoon ñu jox ko fii mu def ko siège u mairie bi biñ ko waxee ñu waxtaan suñu biir ci kuréel bi ñu ne ko loolu possibleul ndax fii mbooloo ko moom te li fi jot a am ay commune comme commune am bi ñooñu jàppale ñu def ko donc ñooñu bu ñu déggoon loolu sax danañ jaaxle donc moom comme institution la na wut feneen boobu temps daal lañu discussion boobu la ñu mos a am et puis dañ ko def clairement vraiment de façon correcte ndax ñi nekk fii ñoo nekk fële Assou Dieng mi ngi fii vraiment bu fi ñëwee day dox cëram bu demee fee day dox cëram donc amuñu problème amuñu xaar ma yàlla man daal dafa ma jaaxal affaire boobu pourquoi ñu croiser les bras oui.